mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen ñëpp gërëm suñu borom subhaanahu wa taala ni ñu ko baaxee alxamis ju ne ci kàttanam ñu ñëwaat ak yéen seen émission li ci penc mi tey nag ñu fas yéene waxtaanee mbiram mbayam gerte gi Sénégal waaye campagne am njaay mi ak fi nu ci toll ndax ku ne xam ngeen ni àll bi daanaka gerte bokk na ci li fa gën a fës ci la ñu yëngu ci mbay bu dee njarte am na ci dina doon loo xamante ni koom la gu dugg ci njaboot yi bu ko defee mu doon ak yéwénal ci mbokk béykat yi rawatina waaye ci wàllu coppar ñi gi Sénégal wàllu société ci yëngu Sonacos notamment lépp ngir économie Sénégal fu nu ci toll ci boobu campagne am njaayam gerte moo waral tey ji li ci penc mi ñu ànd ci ak i kilifa gërëm bu baax nag Alaaji Daouda Diouf mi réalisé saa su ne seen émission Saalum Saalum la waaye Daouda ko joxoon tool xam naa ne ñaari kiloy gerte du ci génn ndax ñàkk njariñ Alaaji Daouda jërëjëf monsieur le directeur de l' agriculture mu ngi ak ñun ci plateau bi Oumar Sané sëñ Sané ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi leen di ziar nuyu téléspectateurs yëpp. jërëjëf sëñ Habib Thiam mu ngi ak ñun bu kuréel gi nga xamante ne ay opérateur la ñu yëngu ci wàllu njëndam gerte gi sëñ Thiam ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay nuyu ñun tamit di nuyu mboolem spectateurs yi TFM yi. jërëjëf sant di gërëm di nuyu béykat yi tam. merci Boulaye Dado Camara mooy directeur des opérations ci kër gi di Sonacos kër ak diw gi sëñ Camara ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo nuyu El Hadj Assane di nuyu seen téléspectateur ak employé yi fi nekk yëpp ak seen direction. jërëjëf sëñ Sidi Ba également bu CNCR mooy rek kàddu gi sëñ Ba ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di fay di nuyu suma mbokk béykat yi ne ci biir réew mi ak ci bitim réew et di leen jaajëfal ci yëf yi. merci monsieur le directeur mbay mi maa ngi koy wax gerte gi ren d'abord ñaata tonnes la ñu bay ci Sénégal ñu tàmbale foofu ci xayma gi laata ñuy wax ci njaay meek li war a dem ci diw geeg li war a dem ci maafe ngir sekk ak njaween waaye li war a dem ci exporté gi ngir koppar yi poos yi def dara. waaw jërëjëf Assane li nga xam ne ren ji xayma nañ ko ci mbay ci li nga xam ne jënd na ci tool yi toll na ci 1,411,000 tonnes. ci loolu nag balaa ñuy egg ci production boobu fokk ñu fàttali li nga xam ne matuwaay yi nga xam ne dañ ko jël. pour ñu mën a àgg ci foofu. parce que gouvernement bi jël na lu toll ak 75,000 tonnes yoo xam ne de semence yoo xam ne da ko subventionné. ci 75,000 tonnes yooyu 55,000 tonnes yi semence certifiée la maanaam semence bi. te semence certifiée yooyu bu ñu fàttalikoo 2012 ñu ngi tolloon ci 6,000 tonnes donc ay ful nañ ko liggéey ci reconstitution de capital semencier begg ci 55,000 tonnes yoo xam ne moom nañu joxe woon daaw. engrais bi tamit dugal na ci lu toll ak 30,000 tonnes loo xam ne engrais gerte la. pour que ñu mën a jàppale béykat yi. subventionné ko nag subvention boo xam ne lu toll na varié na lu toll ak 45 ba 60%. donc loolu tax na tey ji ak acteurs yi nga xam ne dañ ci liggéey yëpp ak réunion de suivi ñuy def ak li ko topp ci concertation ñuy def chaque 15 jours loolu moo ñu permettre tey ji ñu mën a am 1,411,000 tonnes yooyu. te loolu vraiment bu ñu xaymaa ci li nga xam ne subvention la état bi jàpp ko ci toll na lu toll ak 16 milliards yoo xam ne def nañ ko ci. donc loolu tey jii li nga xam ne nay dugal nañ ko ci moo ñu te boo xool fàttali ko semence certifiée boo ko utiliser day yokk maanaam rendement bi. te boo ci booleeg engrais bi ñëw ci waxtu bi mu waree ñëw parce que amélioration yooyu nañ constaté ci li nga xam ne def nañ ko. semence yi léegi. ni ñuy ñëwee léegi gën na gaaw boo xoolee bu njëkk ba jëf nañu jéego lu toll ak benn weer ci li nga xam ne gagné nañ ko ci li nga xam ne ci mise en place yi. donc loolu tey jii tax na vraiment ñu mën a am li nga xam ne mooy production bu mel nii di ci félicité moo ëpp yowoon at yi ñu wees. moo ëppoon li woon at yi wees. te bu ñu fàttali ne production yi du ñun ministère rek ñooy toog di ko def. dafa am couleur boo xam ne d'abord balaa ko ël bi sax ANSD mooy def tirage ñooy jox base bi. suñu joxee base bi am na benn direction bi nekk ci ñun mu nekk direction d'analyse et de prévision statistique agricole moom mooy def tirage échantillon yi. am ñoo xam ne ñooy def enquête agricole yi statistique agricole ñii ñëpp xam nañu dispositif yi nekk ci SDD yooyu ñooñu suñu paree dañ koy indi niveau national. mu am kuréel boo xam ne sous régional la nekk donc si pays yëpp dafa am méthodologie boo xam ne moom nañu war a topp suñu paree ba nga xam ne def nañu liggéey bi ñooñu dañuy ñëw ànd ak FUSINET ànd ak FAO ànd ak PAM
ànd ak partenaires yi fi nekk nii kuréel yeneen direction wala yeneen kuréel lu mel ni ANACIM lu mel ni CSE ñooñu ñëpp ñu ñëw xool càmbar ko dem ci terrain bi ba ñëw ñu taxaw ne ñooñu soog a wax ne ñun li ñu gis ku méngoo na ak li nga xam ne ñun loolu lañu prévoir yoon te bu ñu xoolee ren ji dañoo woo acteurs yëpp ñu xool ak acteurs yëpp toog chef de mission bi lire li nga xam ne moom la ñu gis ci Sénégal ci production bi donc loo xam ne ministère mooy toog rek génnee ko daanaka tontu la ci ndax kilifa gu mel ni ancien premier ministre Abdoul Mbaye maa ngi koy teewlu ak Walfadjri moom mu ngi naatable un peu chiffres yi ngeen joxe camion gerte yi ci àll bi moom mu ne gisuñ dara mais dafa mel ni yow yaa ngi indi leeral bu ko defee xëy na baykat yi sëñ Ba yow gis nga sa bopp ci kàddu yi monsieur le directeur de l'agriculture ci wàllu surtout état bi ni mu taxawee ci mbay meeg njàppale gi mu wax ba yokk production bi ren. bon comme ni mu ko waxee effectivement ñu ngi gërëm di sant état bi ci li mu jàpp ci li mu wax joxe nañu 75 000 tonnes semences ak 30 000 tonnes engrais mais comme que loolu am na ñu ngi leen ci sant. parce que itam jàppale ci biir filière bi. jàppale ngir gerte jëm kanam loolu kenn réeréwu ko biir. waaye ñun producteurs itam am na effort yu ñu def pour atteindre ci niveau bi yaakaar naa ne suñu defee benn. ñun béykat yi def nañu au moins ñaar wala ñett ngir àgg ci niveau de production boobu et que ren ñun ñëpp seetlu ci ni nawet bi bindoo ci biir Sénégal gerte quand même am na gerte gu baax gerte gu boo xam ne bu mucc ayib la boo xam ni buñ ko méngaleeg at yi ñu weesu maanaam ren moom wax dëgg yàlla tane na waxtaan wax dëgg ci la bëri na te am na qualité maanaam buñ ko ménga woon ak at bi weesu moom jàpp nañu gerte gi quand même ren de gerte yi gën a baax ren de gerte yi gën a bëri waaye nag ba tey itam am na tolof peut-être dañ ci egg. ci wàllu njaay mi moom écoulement bi nañ ci ñëw ci kanam écoulement bi nañ ci ñëw ci kanam waaye nag ba tey itam loolu daal am na daal effectivement lu wax am na effort yi luye nañu effort yi nguur gi def ngir loolu am waaye nag nañ jàpp ni fu ñu defee benn rek béykat bi def na ñaar ci wetam ngir ngir niveau de production bi suñ joxee 75 000 tonnes semences écrémées te capital semence yi bi doon 150 000 tonnes nañ jàpp ni effort paysans yi peut-être 80 000 tonnes la toll suñ joxee 30 000 tonnes semence 30 000 tonnes engrais effort paysans yi ci 82 000 tonnes la toll ngir am niveau de production bi ñu wax très bien ci kanam tuuti ñu ñëw ci njaay bi ni nga ko waxee ndax moo ci gën a ëpp solo xëy na ci bu ku ne génnee sa xalaat rek ci table incha allah dina baax waaw noonu lañ koy demee sax bunt dina feeñ monsieur Camara au niveau de la Sonacos kon gannaaw bay nañ lu ñu toll ci gerte xam naa naam mun leen a jënd lépp mais yan effort ngeen def yéen tamit ñaata ci tonne ngeen jëndagum El Hadj Assane damay delluwaat nuyu la nuyaat auditeurs yi ñuy déglu ci ñun Sonacos en tout cas bi ñu commencé officiellement date bi ñu déclaré pour ubbi campagne bi le 1er décembre la woon depuis le 1er décembre camion yi ñu njëkk a jot mooy yi njëkk a ñëw Louga ak Diourbel le 5 la ñu commencé réceptionner Lindiane ak Ziguinchor depuis jour booba la ñu commencé réceptionner fu ñu toll tey ci suba ñu ngi ci 76 000 tonnes yu ñu recevoir ci suñu usines yi soo ci yekkee camion yi taxaw ñu ngi tolloo à peu près 80 000 tonnes donc ça veut dire li mu wax ci récolte bi ñun en tout cas pour le moment gis nañ ko ci camion yi ñu jot a recevoir ak yi ñu jot a décharger camion yeeg ñëwin wi ngeen sentir ne daal ren moom gerte bari na ren moom gerte bari na fàttali ñu seen prévision li ngeen sóoraale jënd ren yéen Sonacos pour le moment li ñu sóoraale mooy 250 000 tonnes dañu bëgg a jënd très bien mais am nañ financement pour weesu niveau boobu parce que financement banque islamique moo ñu ko jox ci filialam bi tudd ITFC gouvernement bi moo ñu dimbali ba fi mu toll nii am nañu 102 millions d'euros de financement soo ko converti si CFA à peu près 67 milliards ci financement fi ñu toll am nañ ko très bien kon l'idéal serait que baykat yi bañ a gaawtu bañ a dem di ci mbappat yi yooyu ca denc seen gerte xam naa du yomb ndax soxla yaa ngi teew mais def naa loolu moo gënoon de mais bien sûr moo tax ñun depuis le premier camion bi njëkk ñëw présenté wu ci usine bi rek dañ ko décharger pour décourager ñi nga xam ne dañ leen bëgg jaayloo seen gerte ci circuit parallèle yi parce que xam nañ ne circuit parallèle du njëriñu baykat yi du njëriñu réew mi du suñu njëriñu nit parce que avenir filial bi daf ñu préoccupé dëgg la jërëjëf Camara sëñ Habib Thiam président COPEGA yéen tamit lan moo ci seen wareef fan ngeen ci toll ndax ci yéen lañ
gën a yaakaar njënd mi yéen ak Sonacos bien évidemment ak étranger yi nga xam ni dinañ ci wax ci kanam ak monsieur le directeur de l'agriculture ndax sóoraale nañu ñu dellusiwaat ndax état beeg li mu daal di ne wàcce woon na ko ak taxe yi ngir exporter gi. loolu dëgg la mais dinaay fàttali benn mbir ci COPEGA. duñu ay exportateur rek. COPEGA société lu mu firi mooy c'est le collectif des producteurs exportateurs de graines d'arachide. c'est-à-dire que mënuñ di exporter gerte te dugaluñ suñu loxo ci production bi te produire luñ. da ngeen di bay di exporter. ça veut dire que baykat lañ njëkk nekk. avant ñu nekk exportateur. parce que suñ ko bayul mën a dimbaleen di baykat ànd ak moom duñ mën a am lu ñu exporter. kon loolu nañ ko fàttali c'est-à-dire que fu ñu waxee baykat rek ak problème baykat rek ñun ñu ngi ci biir te kenn jiitu wuñu ci. kon ci loolu la ñuy tàmbali ci sa laaj. mooy acteur lañ ci filière bi soo gisee engouement bii nii yëpp am ci gerte exportateurs yi ñoo ko waral. yàgg na gerte mi ngi fi ne ak huiliers yi mosoo ci dégg engouement bi mosoo ci dégg lii waaye exportateurs yi bi ñu ci duggee ba baykat bi commencé ci gis boppam ci nga gisee ñëpp ñu ngi daw di dem bay ji gerte. gerte suñ ko jëndee 300 yàlla ak exportateurs yi la ak c'est l'avènement de Macky Sall président Macky Sall ci la amee nañ ko wax parce que ku gis nen a ngi. ay li yéwén jig na baykat yi ci jamono ji boobu ba léegi parce que ci ayam ci la gerte jaree 300. ci ayam ci lañ amee ay production record depuis 1975. musuñu am 1.400.000 tonnes. bu lépp ñu am ko ci ayam la kon kooku mën nañu wax ne jigi dugul baykat. kon su fekkee ne loolu la ñun am nañ ci wàllu bu rëy bu ñu joué ànd ak moom ci loolu. kon ren am na la fi xewoon kenn fàttewu mooy loo xam ne tegoon nañu ko depuis daaw ñu ciy wax ba léegi ba moom bi ñu mu dégloo bu mu xam ne lu ñu wax nii kat lu jaadu la te mooy jëriñ réew mi mu tegandi ko teg ko fale. bi mu ko tegandi teg ko fale li may wax ci toujours mooy opération exportation bokkut ak système car usine. bokkut ak dem jënd gerte déedéet c'est des plans de financement c'est des contrats yooyu signé ak nit ak say partenaires pour mun ko topp pour mun a commencer jënd gerte. bi ñu suspendre taxes yi ba léegi diir la def te terewul liñ ci man ñi ngi ko ci tàmbali actuellement on a 500 conteneurs dans le port ati am na yeneen yi nga xam ne aussi ñu ngi koy préparer ci loolu yëpp ñi ngi ciy jéem di liggéey malgré contexte mondial bi nga xam ne jafe na parce que kenn umpul ne gerte ci àddina bi dafa wàcc. ñu bëri nag ñi ngi wax ne su tax yóbbuñ gerte Chine parce que Chine dafa produire gerte gu bëri koo xam ne daf ko def. loolu c'est une information boo xam ne ça reste à vérifier. Chine dañ bay officiellement ils sont à 17 millions et quelques tonnes. Ils ont un déficit de 7 millions de tonnes. su fekkoon ne liñ bay doy na leen ba doy leen duñ fi gis benn chinois bu ñëw di am intention sax di jënd gerte te ñi ngi fi. ñi ngi am intention de jënd gerte te am nañu tàmbali te ñi ngi am yaakaar ne prix bi d'ici mois de février dina yokk pour ñu mun a rentrer dans la danse pour mun a def aussi suñu wàll ci suñu wareef. kon chinois yaa ngi ñëwaat. chinois yaa ngi fii te am na ñeneen ñuy ñëw ñi nga xam ne aussi on prépare des contrats yi nga xam ne aussi pour mun a dugg ci géew bi pour mun na def suñu wareef mais nag dafa am benn contexte mondial te ñi ngi ñaan yàlla parce que prix yi mi ngi stabilisé wu pendant ça fait 2 semaines parce que avant 2 semaines prix yi dafa mel noonu kuy jóge asamaan ak di wàcc kenn xamul fu mu jëm. mais ça fait 2 semaines prix yi mi ngi stabilisé. mënuñu am une idée di ñaata la sur le marché mondial. kilo c'était à $600 mais maintenant mi ngi doon yéeg ba $720 tey fi mu ne nii mi ngi ci $760. te daaw ak daawati jéeg on était à 1000 et quelques dollars $1300. xam nga soo jógee ci $1300 jëm ci $760. ça veut dire que am na benn différence. te loolu yëpp c'est des contextes yoo xam ne mi ngi fii des paramètres yoo xam ne c'est exogène ça dépend pas de nous ça dépend du marché mondial. mais nag ñu ngi ciy jéem def noo xam ne pour mun a bokk ci mbir mi. pour mun a liggéey loo xam ne baykat dina ci mun a gis boppam. très bien su ma leen dégloo yéen ñëpp yaakaar macha allah mu ngi fi mu des léegi xëy na capacité taaxirlu que baykat yi ak état bi am aussi vraiment vigilance bi. ngir moytu ñu baal ma vraiment mais ñenn ñu ñi nga xam ne dañu bëgg rek ñoom fu njëriñ am rek ñu capter lépp ba baykat yi ñoom tam les intermédiaires et autres est-ce que yéen a ngi ci monsieur Sané ci wàllu woowu.
waaw ci loolu je pense que état bi depuis le mois d'octobre fin octobre 26 loolu. nañu tenir conseil interministériel pour waajal campagne bi. parce que bu ñu ko suivre ñun ñëpp bu ñu ko suivre am yaakaar droog ci bi nañu ne nañu def conseil interministériel pour ñu mën a préparer campagne bi. et li ngay wax noonu jëm ci prix yi. nga xam ne peut-être nañ ko tuddee. état bi depuis ñetti at day jël arrêté. def ko prix plancher. ba nga xam ne dañu ne béykat bi day bu mu yées 210. loolu pour protéger béykat bi la. mais boo ñu xoolee contexte bi nga xam ne ci lañ nekk parce que état bi nekkul rek pour protéger benn acteur bàyyi yeneen acteurs yi. état bi day protéger huiliers yi. état bi day protéger exportateurs yi. état bi day protéger opérateurs yi. état bi day protéger producteurs yi. pour équilibrer un peu. pour équilibrer. parce que aussi bu huilier amul gerte gi moom du mën a nal. parce que boo xoolee tey jii prix bi nga xam ne moom nañu am tey jii bu ñu toppoon prix économique bi ñoom ñëpp xam nañ ko ba nga xam ne Sénat mooy toog waxtaan ñoom acteur bi état sax bokk ci. ñoom ñooy taxaw xool prix bi ba nga xam ne xool nañu bu fekkoon dañu toppoon prix bi nga xam ne moom nañ ko war a jëndee au niveau mondial. ci ay prix économique bi 187 francs la. gouvernement bi donc président de la république bu ñu demee jébbal ko donc prix bi mu ne yërëm naa béykat nañu maintenir prix bi nga xam ne moom lañu joxoon daaw muy 210 francs. donc 210 francs boobu yërmande maanaam subvention état moo ci nekk pour que ñu mën ko supporter. donc moo tax huiliers yi ñi nga xam ne ñoom dañuy ne économiquement ñoom peut-être dañu am problème ñu ne leen dañ leen defal protocole boobu pour yéen boo leen jëndee ci béykat yi ñu mën leen compenser defal leen subvention. donc loolu yëpp c'est pour que huiliers yi tamit bañ a gaañu ci prix bi nga xam ne jël nañ ko. exportateurs yi ñoom tamit bu ñu demee ba wax ne ñoom gis nañu jafe-jafe boo xam ne pour suspension pour taxe bi bu ñu ko waxee tamit président de la république mun a suspendre nañu taxe bi. donc pour que ñu vraiment exportateurs yi mën a bokk donc opérateurs yi tamit ñu xool ñenn jàppale tam ci financement bi pour que ñu mën a participer. état bi du jënd mais état bi day veiller à ce que acteurs yëpp mën a def jouer pleinement leur rôle pour que campagne bi mën a dox mais état bi jëndul. état bi jaayul. état bi day superviser def les règles du jeu. ba pare topp barki démb rek laa jógee tournée. dem seeti huiliers yi seeti exportateurs yi seeti producteurs yi. seeti opérateurs yi pour que vraiment ñu xam lan mooy jafe-jafe yi. yi nga xam ne donte am na ay jéego yu rëy yu ñu ci def donc comme Sonacos yu def ni boo xoolee ren yi lu mu jëndagum par rapport ak daaw. li nga xam ne jënd na ko ci campagne bi yëpp toll na presque buñ ko xaymaa ñaari jënd na ko. ci daaw dafa def pendant campagne bi yëpp ñu nga xam ne 5 mois yi ci la tolloon. donc muy wane ne rek vraiment am na jéego yu bëri ñu def. te ñu ngi natt ñu ngi koy xool bu baax. vraiment ak état bi mesure yu mu jël pour accompagner yëpp ñu ngi seetlu ne campagne bi alhamdulilah. mais am na ay ñu ci war a defaraat rek. pour que vraiment mu gën a baax. très bien administration xam nga dafa xaw a di sëñ Camara mais lu mu gën a gaaw béykat di jël de en tout cas dégg naa fi ay woy contrat fii contrat de partenariat financement mu ngi ñëw mu ngi ci yoon wi ab fonctionnaire sax bu ñu yeexee fay salaire am le 2 le 3 rek mu xaw a gis boppam waxuma la ak ku toog jàngul xamul fu partenariat tëddee ñu koy wax ci télé ak rajo yi yan assurance ngeen leen mën a jox ak délai yi. jërëjëf El Hadj Assane mais financement mu ngi ci yoon bi ñun mënuñu répéter kàddu googu li ñu mën a waral mooy financement mi ñëw na. parce que le 1er décembre la ñu ubbi campagne fi ñu toll nii Sonacos li mu fay mat na à peu près 11 milliards li ko manqué barewul. te depuis jalbeen bi ba léegi ñu ngi continuer di fay. ñu ngi continuer ba tey dañuy fay. ba tey bala may ñëw. jot naa information ne pratiquement dinañ dugal lu tolloo ak 500 millions ci BN2 ci pay. ak 500 millions waat ci CNCAS. donc financement bi ñun seetluñu ko dafa egg réellement. ñu ngi fay. ci poche béykat yi oui ci poche kilo bi 210 ngeen koy jëndee wala. kilo bi 210. très bien sëñ Ba. ci wàllu d'abord par rapport même à la campagne globale yéen ban. bon nuñ ko dindee globalement comme nuñ ko waxee Sonacos mu ngi jënd waaye ñun ci lu ñu gën a jooytu fu mu toll nii. moo di ren huiliers yi quoi qu'on dise ñu ngi sonal
sonal ci wàllu abattement yi. abattement yi nag man dama interpellé foofu ci ministre du commerce. ministre du commerce ak décret 85/178. di décret boo xam ne bu ñu koy def jamono jooju taaraar yu baax a amoon instrument de mesure yu baax a amoon. tey amul benn instrument de mesure bu baax bu ne ci àll bi. tax na képp ku yóbbu gerteem tey ci usine ba suñ la dóoree abattement da ngay sonn. maanaam kilo yi nga yóbbuwoon. day wuuteeg yow la maanaam dañ lay ne taux d'impurité bi. la ñu calculer liñ ci dindi. ful ko ba nga xam ne tey boo yóbbee camion 30 tonnes ñu jox la abattement 2 tonnes wala 2 tonnes yu teg. indi la jafeñ-jafeñ te itam. nu ñu koy calculer foofu 20 tours ay cribles yoo xam ne ñu ngi def 20 tours à la minute ngir déterminer taux d'impurité bi. teg ko ci ndodd béykat yi wala teg ko ci ndodd opérateur yi kooku jafeñ-jafeñ la boo xam ne ñu ngi ko dund jamono yi. et que lan ngay proposer à la place. non ñu ngi proposer à la place ñu seetaat système de utiwaat ay cribles yu bees wala seetaat système de calcul bi. wala yokk seuil de tolérance bi. yokk seuil de tolérance bi au moins ba 2%. ba nga xam ne tey mbootaayu béykat yi wala kuréel yoo xam ne ñu ngi jël gerte di ko yóbbu ci usine. ñu mën a gis seen bopp ci njaay mi. tey ñun suñu mbootaay yi nag yàlla may nañu am nañu koo xam ne dañuy jotoon defal ak moom contractualisation di jënd gerte ci àll di jël suñu gerte membre ci àll bi di ko indi di ko jaay parce que bokkoon na ci ñoo xam ne ñi gannaaw ba nguur gi indee jiw ak engrais yi ko joxe. ñoom joxoon nañu ku ne ci ñun ku bokk ci ñun ñetti saaku engrais. ak ñetti saaku diw ñetti maanaam 150 kilos gerte pour nga dem dugg nawet. parce que 150 kilos moo ji hectare. mu di waa COPEOL. ñooñu ñu ngi leen di gërëm di leen sant au passage. ñu ngi ko def ci biir groupe ASPRODEP. loolu am na loo xam ne lii ci mbootaay béykat ci kuréeloo ci sunu groupe ASPRODEP ñoo am chance boobu. waaye nag du ñoom ñëpp Sénégal yëpp bokkuñ ci kuréel googu. tax na itam. nu jàpp ni jafe-jafe ñuy béykat yi am tey ci wàllu jot alal wala ci wàllu jaay seen gerte ñàkk kuréelu moo ko waral. wala ñàkk bokk ci yenn kuréel yi moo ko waral. et que ñooñu itam tey ñu ngi dund luy taat parce que seen gerte gisuñu ay nit ñoo xam ni war nañ ko mën a jënd yóbbu ko ci usine. et que ñun sax fu mu toll nii regretté nañu sax comme ni ko Thiam waxee seen absence parce que ñoom dañu doon dem ci àll bi. tey béykat boo dem chinois yi kañ la ñu chinois yi kañ la parce que ñoom dañu doon dem ci penc ma. et que abattement yi ñuy dund tey daawuñu ko dund. pourquoi parce que dañ ko doon jëndee ci penc ma. sotti ko ci saaku yi ñu yóbbu ko defar ko ba mu baax. tey bu ñu duggaatee ci circuit formel bi. am nañ ci ay jafeñ-jafeñ. fànn googu pourquoi parce que d'abord crible yi baaxul instrument de mesure yu baax amatul et que waa contrôle économique itam war nañ seetaat yi fii war nañ seetaat nu ñuy def parce que ci mu ngi gën a mu ngi maanaam ñu ko gën a yëg tey. maanaam mbootaay yi béykat yi bokk ci suñu comme suñu yos ñoo ci gën a sonn parce que ñoom chaque jour saa yi ñu demee ñu leen indil ay mbir yoo xam ni yi jéggi dayoo la te itam ay gerte goo xam ne dañ ko dajale yóbbu suma gerte ak gerte keneen bu ñu ko dajale yóbbu su dee nee nañu am nañu perte lu mot 2 tonnes wala 2 tonnes ak genn wàll kooku maanaam lépp lu ñu waroon jëlee ci gerte gi ci bénéfice dañ koy daal di perte lépp lu ñu waroon jëlee ci gerte gi ngir dooleel suñu mbootaay dañ koy daal di perte là maa ngi ñaan ministre de la culture mu intercollègue am ministre du commerce pour mu seetaat mbir mi Omar yaa fi toogal ministre bi nga wax nañu waxtaan seetaat instrument de mesure yi ñuy collecté instrument de mesure instrument de collecte yi ñuy def ci àll bi par rapport ak ñoom li ñu koy calculer dëgg la maintenant il faut reconnaître aussi que kiy jënd pour dem vers la transformation dafa bëgg di jënd lu baax ngir moom it bañ a perte parce que c'est une chaîne bañu talaar sama mbokk béykat yi bu ñu ma mere mais c'est une chaîne aussi autant yéen da ngeen di bañ lambale autant ñoom dañ di bañ jënd lu bon duñu am fu ñu ko jaayee ñun gaal lu ñu gëm képp ku indi malgré que taaraar yi bon na mais balaa ñu dugg ci nawet bi balaa ñu dugg ci tere bi nañu defaraat taaraar yi ak suñu moyen de bord suñ ko defaraatee jël gerte gi yóbbu mais suñ fa demee yóbbu lu ñuy fay li ñu cee teg ci abattement diis na diis goo xam ni mun naa wàññi suñu koom-koom parce que ñun nous jouons sur le label de la qualité même ñu doon exporter gerte gi ñun doon jaay gerte gi exportateurs yi dañ leen den ne gerte gi ngeen di jaay exportateurs yi na ngeen xam ni Sénégal ngeen di jaay bu leen seet chinois bi mais su ngeen ko day jaay leen
leen ku lu baax. sinon ban anam la doon jëndee moom. non ñoom ci marché bi informel comme ça dañu doon dem ci dëkk yi wala dem ci. mais loolu mbaa du perturbé déréglé un peu. non parce que mën nañoo tàmmal leen li dem bañoog suñu problème tout est déréglé comme ça. bon effectivement comme ni nga waxee maanaam ñun ci ni ñu ko doon gisee maanaam yóbbu soo leen ko indi leen gerte gi. dañ leen doon digal. même bu dee doxandéem ngeen di jaay même bu dee keneen ngeen di jaay. te jaay luñ ko circuit boo xam ni di ko jaayee kilo 250 wala di ko jaayee kilo 275. na ngeen fexe ba gerte bi ngeen di jaay itam lu doon gerte gu set. gerte gu mucc ayib ngir ki ko jël. yóbbu jaay gis ci boppam. ngir li nga def sa poos mu daal doon lu lew mu bañ a doon suuf wala bañ a doon xeer. ngir sax mu ñëwaat parce que boo ko jaayee lu bon doo ko gisaat ah. doo ko gisaat effectivement. loolu itam dina indi problème ci marché extérieur bi dina indi problème ci image du Sénégal à l'extérieur. très bien jërëjëf sëñ Thiam comme yow yaa ngi ci yëngu ne ay baykat en même temps exportateur question bi aussi benn bi la ngir monsieur le directeur de l'agriculture solution structurante xanaa mënul am ci mbir mi. parce que j'ai l'impression que année bu ne ak ay réglage am ak ay acrobatie ngeen baal ma. gerte dañ ko libéraliser en 2010 ce qui est libéralisé mooy comme c'est une profession libérale. exportation dañu ubbi ko. libéralisation gerte de la vente de l'arachide est ouvert à l'export. c'est-à-dire que Sénégal ku nekk am na sañ-sañ jël gerteem jaayal fu ko neex. ak ni mu ko neexee. état bi nag moom lu kii ñu teg ko ci ndoddam kon moom it. c'est-à-dire que état rôle la mooy encadrer. bien sûr ak réguler. réguler organiser. mais quand on parle de libéralisme ça veut dire que nit ki am na sañ-sañ def lu ko neex ci li nga xam ne moom fam la loolu buñ ko fàtte. mooy wax nañ léegi. dégg naa seen kàddu ne dañuy dem ci àll bi jënd gerte nu ñu neexee déréglé je pense que baykat bi nga xam ne aussi ça fait des années mi ngi bay gerteem nga ñëw fekk ko péncam ci biir këram. joxeel ko dépense jël gerte gi fay say chargeur ñu chargé ko nga fay ko xaalisam cash fay ko xaalisam. nga jëndee ko prix boo xam ne moo ëpp prix officiel wala prix officiel. yaakaar naa ne loolu su saxoon. baykat dana jot boppam. su saxoon juróomi at rek ñu dem ci juróomi at juróom-benn at rek baykat dina jot boppam. loolu mooy question bi nag ndax dina sax. non loolu. ndax seen dëkk du am lu doy rek ñu toog ba ñu ak suñu bopp. wax naa la léegi am na benn déficit benn besoin bu ñu am nit ñi dañuy diaboliser di wax parce que ñun daaw bi ñuy taxé wax naa ko fii waxati ko ma ne leen. ku jógee ci 345 000 tonnes dem ci 215 000 tonnes am na lu muy annoncé am na lu muy yëgal c'est-à-dire que su fekkoon ne bi ñu defee campagne 2016 2017 taxawoon nañ seetlu mbir yi lii lan moo ko wundu ak lan la jëm ak fan la jëm xëy na mënoon nañ jël ay matuwaay yoo xam ne situation bi ñun yéex a dugg ci campagne bi duñu daal. waaye dafuñu matuwaay yu xooluñu ko. lan nga bëggoon ñu def ko concrètement. loolu reproché état taxe 40 francs yi. dafa amuloon benn lu ko mun a justifier ñun loolu la ñu wax. ñun ñoo njëkk a bind état Sénégal. jaarale ko suñu ministère de tutelle mais nañ toog ñu waxtaanee prélèvement exportateurs yi nan la ñu mën a defee ay prélèvement ci ñoom pour ñu mun ko dugal ci filière bi pour renforcer filière bi parce que dañ ciy liggéey yoon la ñun suñu réew ñu war a mun a participer ci luy doxal suñu réew. hormis li ñuy exporté di andi ay devises muy réguler la balance commerciale mais dañu war a mun a jël su suñu gafaag dañuy am dañ ko toog waxtaanee ñu dugal ci état filière mais kenn déglu wuñ ñu. dañ jékkee-jékkee andi ñu 40 francs xamuñ fu mu jógee. ñu ne 40 francs kenn attanu ko te li gën a grave mooy dañoo xaar bañ commencé liggéey ba pare ba andi suñu conteneur ñu bloqué ko ne da ngeen fay 40 francs. yan argument lañ joxe boobu. ne dañuy dem ne dañuy subventionné dañuy exporter subvention bi dañuy exporter la main d'œuvre. loolu la ñu wax. te au niveau de COPEGA seulement dans la région la ville de Kaolack on a 11 000 personnes qui tournent autour de l'export. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que 11 000 familles yoo xam ne ñu ngi tourner autour de l'export nga ne dañuy exporter main d'œuvre te soo jëlee huiliers yépp ñu mbokk amuñ 11 000 personnes c'est-à-dire que loolu ñu ne c'est pas économique man xawma économique fu ñu koy waxee bon ak baykat bi mun a gis boppam ci li muy jaay mun a gis boppam ci li muy liggéey ba am engouement bi ba ñëpp mun a bay bañ am 1 411 000 tonnes loolu suñu ci gërëmoon waruñu xalab mais taxé nañ ñu autorité moo ko def man dem naa Chine
ñu bëgg ñoo wax loo xam ne ma défendre sama état parce que sama réew moo ko jël may leen suñu président de la République sama nguur su jëlee décision dama koy défendre su ma génnee réew mi sama drapeau laay yore. ku wax sama réew ma wax ci yow. j'ai défendu le Sénégal ci 40 francs yi ma ne leen nag ñun luñ mën mooy état mun nañ ko ñaan suñ ko ñaanee suñu mayee ñu jël. suñ ko mayee nag lim décidé moom la ñuy appliquer à 100%. mais bi ñu ñëwee ba suñu réew toog nañ di waxtaanaat di ñaan mosoo leen ñu dégg ñu ngàññi wala ñu wax dara. mais nañ expliquer ay raisons yi nga xam ne mooy tax mel ne leen lii lu muy wund baaxul. te bi ñu demee ba gis ko état jógaat na ci. jógee na ci 30 francs dem ci suspension ça veut dire que lañ koy wax dégg na ko. loolu c'est à saluer. mais je vous dis que filière bi am na problème bi mu am mooy il faut que ñu toog ñu waxtaanee ba les états généraux de l'arachide. tant que defuñu ko. ñu toog ñun ñëpp autour d'une table ñu waxante suñuy ayib. waxante suñuy qualité ak suñuy performance. ñu toog ñu waxtaanee ko autour d'une table def benn mémorandum boo xam ne ñëpp charte ñëpp ciy tegu. ñëpp ci gis seen bopp parce que ñun bedd buñ huilier dafa war a liggéey exportateur war a liggéey et semencier war a stocker semence. mais ndax dina yomb parce que bu intérêt yi wuutee rek xam nga. intérêt yi wuutewul xam nga intérêt bi lan la intérêt bi mooy baykat bi. bien sûr intérêt yi dafa wuutee. baykat bi la ñuy war a mun a fexe mu am dara mu gis boppam ci li muy liggéey. baykat bi c'est le noyau man li may wax fii ñun ñëpp mooy patron yi baykat moo suñu patron. baykat ba su fi jógee ñun ñu jógee fii. moo ne baykat bi rek moo amul climatiseur moo ci amul oto. moo amul compte bancaire. mais loolu mais ñeneen ñëpp gis naa ni macha allah. mais ñun loolu am na benn dynamisme boo xam ne commencé woon nañ ko baykat suy dem bay jaay gerteem 300. ci avènement Macky Sall la. mais loolu su wóyoon baykat dana jot boppam. waaye fi mu ne nii ñun jënduñ ni ñu ko yaakaaree woon. foo toll na ñu ngi ñuy laajte kuy laajte diw ko daf la amal njëriñ. suñu amul lañu leen njëriñ duñu laajte. suñu amul leen njëriñ tamit tey jii kenn du yuuxu. te kii wax na léegi ne Sonacos mu ngi jëndee 210. Sonacos jëndewul gerte gi directement ci baykat am na intermédiaire bu dox si diggante ak moom. Sonacos amul droit nem ci baykat jënd directement gerte. am na ay intermédiaire parce que c'est le système caro-usine mais li xew ci àll bi lan la. nañ ko wax. lan moo fa am. li xew mooy lan c'est-à-dire que mooy nit ñi amul point de collecte bu fonctionnel. point de collecte ci la ñuy jëndee prix officiel. démb président FONAB si wax na fi affaire baana fan la ñuy jëndee gerte gi. soo jëlee 700 camions yu rang buntu Sonacos nga laaj leen 90% yëpp jëndewuñ 210. c'est la réalité c'est la triste réalité. lan la parce que système caro-usine doxul opérateur yi peut-être amuñ financement benn caro-usine doxul benn point de collecte soo jëlee 2000 nangam ça fait même pas 10% de point de collecte yu dox. mais ku ci loru béykat bi moo ci loru. ñu déglu monsieur Sané ci li waral xëy na ñàkkum point de collecte yooyu ngay wax. Qu'est-ce qui se passe. waaw xam nga booy def analyse. laaj na nga am un peu de retenue. di wax tamit loo xam ne parce que dañuy wax ak sénégalais yi. taxaw accusé yi yeneen acteur ne ko li ngay jëndee ñu def tey amuloo ci benn firndeel goo xam ne lu óor la. baaxul parce que ñun ñëpp dañu nekk fii pour defar. tey jii bu jógee ci taxe bi parce que daaw def nañ fi taxe 40 francs yi. mais taxul ñoom 215 000 tonnes exporté nañ ko ren jii génne nañ taxe bi. il faut que ñu wax nit yi li nga xam ne moo lu am ñoom tey jii bu ñu nekkalee dem ci le contexte international bi moo favorable mais taxe bi daaw mu ngi fi 215 000 tonnes yóbbu nañ ko. on avait commencé le 1er décembre. taxe bi le 23 décembre. non dañuy ñëw non laisse bañ a pare. donc moi je pense que. gouvernement bi ñoom comme nu ma ko waxee sànq nekkul fii pour ne acteur bi danaa ko taxaw ba du dem fenn benn acteur bi du dem fenn benn acteur bi comme nu ma ko waxee sànq. acteurs yëpp ñoo war a taxaw ndoor parce que bu kenn taxawee rek. du sotti. il faut que ñëpp taxaw pour ñu créer concurrence. ba tey jii prix yi muy wax ni mën a am. parce que bu huilier yi waxee ne prix yi muy wax noonu 300 yooyu bu huilier yi disparaître benn concurrent kenn rek ma fiy nekk. lu ko neex mu def. donc état bi day veiller à ce que ñëpp taxaw. ñëpp mën a nekk ci benn cadre boo xam ne dinañ mën a évoluer donc et chaque campagne bu ñu commencé démarrer campagne. dañuy xool chaque année fois dañuy toog ñu réunir analyser situation bi di def ay réunion chaque fois ñuy corriger noonu la campagne bi doxee mais mënuñoo taxaw rek dem ne di problème campagne bi ni lay mel wala ni defee rek rek ñu harmoniser lépp non dañuy analyser chaque fois di dem sur le terrain di xool bu ñu ñëwee ñu xool ne lii axul rëq-rëq yi nañ ko jéem a apporter ñu xool jéem a xool nañ koy solutionner donc tey ji
point de collecte yi am na point de collecte yu fonctionné am na yoo xam ne fonctionné wul. loolu on le reconnaît. et loolu ci li nga xam ne war nañ ci gën a travailler améliorer am yeneen pour que point de fonction collecte yooyu mën a fonctionner. donc terrain yi ñuy def nii comme ni nga ko waxee nii man sama mission bu ma dem sur le terrain c'est pour dem xool lan nga xam ne mooy jafe-jafe. bu ñu ñëwee ñu bool wax ko état bi ñu mën a corriger. parce que campagne noonu lay doxee. mais campagne bu ñu taxaw ne rek acteurs yi. point de collecte yi mais nangu nañ ni point de collecte mënul ñàkk pour formaliser un peu quand même. non point de collecte yi mooy tax prix bi nga xam ne officiel bi. ñu mënal ko mën a appliquer parce que tey jii bu ñu xoolee ne campagne bi ren jii gerte gi bëri na. 150 000 tonnes nañu waxoon nañuy contract nañuy subventionné pour huiliers yi. mais président de la république bu mu ko xoolee bu ñu wax ak moom ne ko gerte gi bëri na yooyu ci mu ne ak bu mu xoolee ne huiliers yi nañ leen def yóbbu ba 300 000 tonnes. ñu subventionné leen. parce que loolu mooy mën a tax point de collecte yi. prix li ñuy wax prix plancher la arrêté la prix plancher. waxuñu ne diw bu mu jëndee di dañu ne. bu kenn jëndee lu yées ñeent fukk ak ñaar donc loolu ñu ngi protéger béykat mën ngaa jëndee 300 400 jëm kaw. bu la neexee nga jaay 1000 francs sax. mais loolu ñu ngi protéger béykat. te prix bi mu ñuy wax nii état bi du moom mooy fixer prix yi comme na ma ko. bu ñuy fixer prix sax état bu ñuy waxtaanee ñoom ñuy acteurs yi. pour waxtaan affaire prix état bokku ci. ñoom ñooy xool ne ñun daal lii mooy prix bi mais état bi ñu ngi lay ñaan nga jàppale ñu ci subvention bi. pour que ñu prix yi mën a taxaw prix bi mën a dox. très bien monsieur le directeur baal ma jël Modou Fall bu dee mu ngi ci ligne bi ba tey vie Modou Fall moom njiital ak kuréel ak opérateur la nañu sëñ Fall. waaw sëñ bi. ñu ngi lay nuyu baal ma rek nga présenté wu ñu gën a xam ak kii wax. waaw man la président Modou Fall man maay président des mbaa jiite opérateur yi nga xam ni. ñooy def gerte ci Sénégal. yan opérateur ak ban kuréel la ngeen ni. kuréel bi mooy Sénégal. bisimilah. waaw dama doon participer maa ngi nuyu suma mbokk yi nekk foofu ci plateau bi. ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñoo ànd nag ci maa ngi nuyu directeur agriculture ak Sidi Ba usine bi ak COPEGA. damay wax rek ci intervenir tuuti ci commercialisation bi. ku ne xam na ne ren collecte bi production bi dafa bari trop. ba tax na collecte bi am tuuti pëccëxoo bi mu am. te bu ñuy xool heure bii ren ñu ngi ci 100 000 tonnes yoo xam ne ci usines yi jënd nañ ko ci heure bii daaw ñu ngi woon ci 90 000 tonnes. kon ñu xam ni ba léegi ñu ngi ci délai yi. li am nag damay ñaan toujours muy am muy gerte bu bari lool moo andi coow léegi. léegi dama dégg léegi Habib Thiam wax ni gerte gi nga xam ne ñëw na ci usines yi jënd wuñ ko ci point de collecte loolu nag du ak maanute ndax loolu bale ci buntu kër ba mu seet nga foog xëpp ko ci buntu kër jàmbur as doon ko def tey dama seet ni centaine de opérateurs ak kilifa yi liggéey ci gerte gi ak Sonacos ak DEA moomu toog ak organisation bi ñu def joxe ay points de collecte 2000 points de collecte man mii ubbi naa 23 points de collecte ci département de Foundiougne bu la neexoon mën naa ko ubbi naa lu ëpp 20 points ci département de Tivaouane te keneen noonu kon yooyu wax jiw bu ko béykat yi dégg nañ xam ni kii xamul dara jàll. tey dama lay wax ne la Alaaji Assane heure bii ñu toll ren ñu yóbbu usines yu ma 100 000 tonnes war nañoo jaajëfal opérateur. parce que bu ñu toogoon di seetaan comme ni COPEGA toogee di seetaan campagne du am ren. ñi ngi jaajëfal Sidi Ba parce que ñoom tamit ñi ngi liggéey parce que ñoom ñi ngi yóbbu Kotor au moins def nañ 28 000 tonnes. kon li may wax rek mooy liggéey bi ñëpp xaj nañ ci. waaye bu kenn salteel kër jàmm. très bien. COPEGA moom Habib Thiam moom Kër Madiabel mi ngi jënd décortiqué à 300 francs xam ne kii jaay décortiqué 300 francs mënu ko jëndee 200 moom na wax boppam te ñu ngi koy livré waawoo. d'accord décortiqué lay jënd 300 francs le kilo boo ci sol lañ koy wax mu koy jaay waawoo. kon kii jënd 300 francs décortiqué ak tey ba ñu mais jëndul 300 bi te ñun opérateurs yi ñun ñoo jël ay points de collecte mais COPEGA dañ ko wax ñoo jël point de collecte mais nanguwul jël point de collecte mais kooku tey bu mbappatamee moo koy def. ok mais ñun mbappatuñ ñun ñoo ngi jënd ay ci point de collecte bi. jërëjëf sëñ Fall rek dafa am loo xam ne jaaduwul nga bale sa bunt ne bëgg a taxal bunt kër jàmm. ok jërëjëf xëy na sëñ Thiam du ñàkk ci kanam moo di leeral ci intervention boobu monsieur Camara waaw da nga doon. waaw dama rek maanaam tey jii.
fi nga xam ne toll nañ fi tey jii ci collecte bi. suñ ko comparé ak daaw am na ay jéego yoo xam ne def nañ ko yu bëri. parce que fu mu toll nii ñu ngi ci 45 jours de collecte. parce que le dernier chiffre ñu mën a am situation bu ñu am. ñu am lu toll ak 155 000 tonnes. parce que collecte bi du opérateurs yi rek yi nga xam ne huiliers yi rek dañuy suivre en même temps opérateurs yi nga xam ne dañuy collecter semence. ci collecte suivre en même temps ñoo xam ne parce que heure bii nañuy commencé di def di collecte jiw. pour ko mën a yóbbu. donc bu boo ko xaymaa tey ji mu ngi ci 155 000 tonnes te heure bii daaw ñu ngi doon ci 129 000 tonnes. bu ñu xaymaa tey ji lu toll ci facture rek lu toll ak 25 milliards la 18 milliards yi fu mu toll nii dépense fay nañ ko. tey processus bi mu ngi en cours. donc campagne bi mu ngi am na lu am. te mu ngi non COPEOL ñuy wax 28 000 tonnes donc jël na ko tey jii. nga jël CAIT ba nga xam ne daaw pratiquement mu ngi ci ay 200 et quelques tonnes la nekkoon. tey jii mu ngi ci 3 000 tonnes presque. nga jël waaw donc ñun ñëpp ñu ngi ci. mais gerte gi bëri na. acteurs yaa ngi fi. donc suñu acteurs yi ñi nga xam ne mooy ñoom nañuy xaar donc ak seen objectif bu nga xam ne 340 000 tonnes la 350 000 tonnes la wax moom ñu def. pour ñu gën a ñoŋal yooyu bi rek ba nga xam ne léegi lépp day gën a am mais ñu ngi ci te vraiment état bi lu mu ci war a na ko ñu ngi suivre du si acteurs yi benn acteur bu ñu gis ne vraiment am na rëq-rëq boo xam ne am na ñun dañuy sol suñu daal xool nañ lay jàppale ba nga taxawaat mais sëñ Thiam loolu la war a def ak Omar vraiment ci kanam tuuti nga wax ko yow lan ngay pas de projet mais lan nga bëgg état bi taxawu la ca ne opérateur ñu ngi ak directeur service régional du commerce bu Ndakaaru monsieur Omar Diallo sëñ Camara nga baal ma maa ngi doon ñëw ci yow ak Sonacos monsieur Diallo ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu El Hadj Assane. ay jë ñu ngi lay dalal ci waxtaan wi yow li ñu mën a dolli rek. waaw di rafetlu waxtaan bi. jërëjëf. parce que quand même économie arachidière dafa am solo trop ci réew mi. waaw di nuyu nag ñi nga xam ne ni ñoo toog ci plateau bi yëpp. notamment Thiam Habib. ak ñoom directeur yi ñëpp nga xam ne vraiment yàgg naa liggéey ak ñoom ci gerte gi. waaw problème commercialisation nag dafa nekk loo xam ne ni moo gën a gangrène actuellement yi commercialisation arachidière. parce que tey comme ni ñu ko waxee libéralisation bi moo am ci circuit arachidier mais terewul état bi dafay encadré fixation prix bi état bi dootu ci wax parce que CNIA ak opérateur yi yëpp ñoom ñooy réunir pour fixer seen prix bu ñu paree nag dañuy solliciter état bi jël motukaay à travers un arrêté de fixation et d'ouverture de la campagne et fixant le prix de l'arachide. léegi avant ça fekk ne service du commerce yi yooyu yëpp ak agriculture liggéey nañ ci point de collecte yi réfectionner matériel de collecte remise en état du matériel de collecte. mais le plus grand problème mooy une fois que bu ñu joxee point de collecte yi financement bi mooy problème. parce que financement bi. opérateur bi koppar ko war a gunge waaw point de collecte. béykat bi gerteem bi pare na mu ngi taxaw di xaar point de collecte bi. pour mu mën ko jaay à 220. opérateur bi taxaw na def na jël na matukaayam yëpp teg na bascule am teg na kii am ak peseur am ak lépp mais financement bi bu ko jotul du mën a ñëw jënd si gerte. kan la war financement bi. allo. kan la financement bi war état bi la partenaire kan ñan ñoo yéex. c'est-à-dire financement bi ñaari aspect d'abord opérateur bi nga xam ne ni yow da nga am point de collecte da nga war a am sa financement au bopp. à travers le crédit agricole. état bi am na côté boo xam ne daf leen ciy jàppale en cas de subvention état bi dafay jël une partie. dugal ko ci financement bi moom la ñuy wax le financement par le pool bancaire national. état du tardé wala moom tam tardé kat la. waaw mais xam nga état bi du génnee xaalis bi ne directement di ko joxe. wax ma li ne rek monsieur le directeur ndax moom it day tardé déet pour ñu ne ko del teel a jóg. waaw non financement bi du tardé parce que. ok mise en place dispositif la. waaw dispositif la dafay jël en compte. départ ouverture campagne de commercialisation bi. donc état bi mënuñu wax dafay tardé parce que opérateur bi moom mi nga xam ne ni moom dafa postuler pour dem jëndi gerte bi bërëb sàngam. xam na ni bërëb boobu war na fa jënd par exemple 1000 tonnes moom war a jël ay dispositions pour dem wuti financement am à temps. waaw bu njëkk Sonacos wala Sonagraines wala kii dañ doon joxe avance. opérateur bi.
nga xam ne da ngay ñëw dem jëndi gerte bi. dès le départ nga commencé livrer à l'usine. dëgg la. ñu facturé caro usine. facturation bi 72 heures après nga ñëw jot sa xaalis nga dellu dem fay opérateur. kii bi paysan. oui. léegi yéen amul bi mooy gangrène li ci ëpp. déroulement campagne bi mooy waral très bien mbiri koppar leer na. bu ñu gisul opérateur bi ñëw jot ci gerte bi. mais dañuy dem ci luuma bi nga xam ne moo gën a jege. yéen amu leen benn rôle foofu luuma bi ak di xool gars yi koy jaay marché parallèle yi. jëflante ak ñoom. parce que ñun dès l'instant que ne fixé nañ prix plancher bi par exemple. ne kenn warul wàcc en deçà de ce prix là. ñun dañuy topp luuma yi ak topp fi ñuy jaayee gerte. ok. képp ku koy mbappat ci prix inférieur dem lay jàpp. ok jërëjëf mais des fois nag problème bi xam nga lan la foofu El Hadj Assane. yow mënuloo dee prix officiel bi temps la te amul un arrêté administratif buy fixer le prix de l'arachide. parce que suñ ko fixé wul service du commerce yi amuñu benn base juridique. dëgg la. pour jàpp par exemple ki nga xam ne dafay jënd à moins de 220 francs le kilo. waaw. loolu tamit il faut mu am te yooyu foog ñu réfléchir ci pour xool nan lañ koy mën a gën a améliorer. merci beaucoup. jërëjëf ñëpp di leen ziar. jërëjëf monsieur le directeur am na solo contribution lépp rek ni ma ko waxee ñu teg ko ci table ji ngir gënal yëf yi amélioration sëñ Camara. ci wàllu li nga xamante ni mooy payin wi wax nañ fi financement bi yéen mbaa du ngeen lebu leen gars yi de parce que ay jamono boo xam naa ma ko tuddee sax baykat yi tiit ay bon MP ak yooyu. jërëjëf El Hadj bala payin bi damay ñëwaat ci. ñi question yi ñu soulevé ndaxte suñu mbokk béykat bi nee na balance yi bascule yi ak crible yi day am problème nee woon na tamit xëy na waa service du commerce contrôle yi doon def defatuñu ko su dee waa service du commerce ñoom ñoo tontu nii ci point de collecte yi li ma mën a confirmer mooy ci usines yi du ñu recevoir benn camion te contrôle économique nekku fa contrôle économique bala ñuy commencer campagne bi bascule yi yëpp la ñuy vérifier ñu pointé na ko ñu am seen certificat su ñuy recevoir camion yi dañ koy fekkee dañuy ñëw le matin à 8 heures su ñuy def criblage xool li ci war a nekk li ci warul nekk calculer abattement yi loolu yëpp dañ koy fekkee suñu ñibbee suñu disponible kenn du recevoir camion donc loolu il faut mu leer ci bopp nit ñi ci usines yi li ñuy def dafa jaar yoon parce qu'il y a un décret qui date de 1985 décret boobu la ñuy appliquer pour réceptionner camions yi pour contrôler bascule yi pour calcul abattement yi li ma ci mën a yokk mooy ci affaire abattement yi effectivement kii jooyut na sànq mais ñun muy daaw muy ren malgré que prix au niveau du marché international kii ci boppam wax na ko prix yaa ngi toll autour de 187 francs le kilo gerte ni mu wàccee noonu la produit yëpp wàccee produit yi jege gerte yëpp ci marché international seen njëgu dafa wàcc malgré ça ñun bala campagne di tàmmali dañoo toog ak opérateurs yi waxtaan ak ñoom seet décret bi lan lañ ci mën a yokk pour ñoom it ñu gën a gis seen bopp donc on a fait plus que le décret ça veut dire abattement yi fu ñu toll ci décret yi dañu leen defal benn tolérance boo xam ne dina yokk li ñuy am ci gerte te côté bi ma mën a souligner tamit mooy ci béykat yi kii newoon na am na suñu benn confrère boo xam ne def na effort ci béykat yi mais ñun aussi waa Sonacos on a fait pareil muy zone centre muy zone nord muy zone sud ren commencé nañ joxe ay semences te semences yi dañ la koy jox soo koy remboursé dañuy xaar ba nga récolter ci sa récolte bi tamit kilo bi au lieu que ñu jëndal la ko 210 francs 217 francs lañ la koy jëndee. ça veut dire semence bi ñu la joxoon 600 francs li nga ciy fay gën na wàcc 600 francs gën na néew 600 francs. ok emploi yi mu wax tamit moi je suis étonné ça veut dire koo xam ne day collecter rek jaay bitim réew. ak ki nga xam ne day collecté transformé ko yow it soo jëlee même logique rek soo jëlee benn kilo kan mooy gën a créer emploi ci suñu usines yi tey employés yi ñuy fay directement 1500 employés la ñuy fay Diourbel ak Louga ñu ngi leen di démarrer trieuse suñu ci yokkee dinañ dem ba 3000 employés ñun rek emploi direct ça veut dire bulletin yi ñuy génnee suñu usine
employé boo mënta gis ñaata nit ñoo nekk ci ginnaawam. camion yi ñu wax 700 camions ñaata nit ñoo ci nekk. ku ci ne ñaata nit ñoo nekk si ginnaaw. béykat yi ñuy jël opérateurs yi ñaata nit ñoo nekk seen gannaaw. donc 11000 ça n'a rien à voir avec employés huiliers yi di clé c'est pas comparable. donc ku ne da nga am rôle acteur bu ne da nga am sa rôle. pour man ñun ñëpp ci filière bi la ñu bokk. il faut que ñu jàppante loxo. exportation bi il faut que mu am. mais huilerie il faut que mu am huilerie su amul woon ren. campagne bi du dox ça c'est clair. d'autant plus que question d'emploi bi aussi mu ngi fekk jeunes yi ca usines yi ci réew mi. seen wér bokk na ci liy joxe emploi monsieur Ba ma dem Louga ñëw ndax dafa am opérateur beneen bu nekk téléphone bi. nga baal ma sëñ Sidia maa ngi jégalu monsieur Diop mu ngi wootee Louga opérateur la moom it sëñ Diop ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar El Hadj Assane. ay ci bisimilah sëñ Diop ñu ngi waxtaanee gerte gi rek li ñu gën a mën a indi ay buntu ngir baykat bi waaye it économie Sénégal également. waa dëgg la man la Cheikh Diop maa ngi wootee Koki région de Louga. bokk ci opérateur yi. di rafetlu waxtaan bi baax a baax mais dëggal daal lii sama président wax léegi El Hadj Modou Fall. liggéey bi ren métti na mais li ci baax lépp opérateurs yi ñoo ko def. kon ñooñu dañu leen war a féliciter. mais taxaw ci plateau bi nga ñu opérateurs yi wala leen wax na leen vraiment man loolu rafetlu ma ko. parce que 99% ci campagne bi li ci dox lépp ñoo ko def. ak li ci bari ak seen ay moyens ak seen effort yi ñu def. kon loolu dañu leen a war a remercier jàppale leen. ñu gën a continuer seen liggéey. mais di leen wax leneen daal vraiment ma rafetlu ma ko. parce que li baax ci liggéey bi fii réseau de Louga amul benn point bu am mbappat amu fi. très bien ci plateau laay waxee ñëpp a ngi may dégg. léegi la ci li des ci li waaw ginnaaw leeral boobu sëñ Diop li des ci campagne bi lan ngay proposer yow comme xalaat pour gën ko baaxal gën ko baral. waa dëgg la li ñuy proposer mooy li ñu doon tawat mooy financement. mais yàlla dafa nañ si juróom fan yii ñu ngi am financement. alhamdulilah point de collecte yëpp ñi ngi jaay ñi ngi fay. amul benn problème. xaalis baa ngi commencé génn fi mu amul benn problème. xëy na xawoon naa sooxe tuuti mais lépp réglé nañ ko ci jàmm ak salaam. très bien. dëgg yàlla finalement maa ngi koy wax région de Louga point de collecte yëpp mi ngi dox. mbappat amu bi ñëpp jaay nañ seen gerte 210. fay nañ leen ci jàmm ak salaam kenn bon impay amu fi. alhamdulilah jërëjëf Diop yàlla na wéy. sëñ Ba jërëjëf et li ñuy wax dal na xel ci seen région. et que ñu ngi leen si jaajëfal. et que man gëm naa ni maanaam comme ni ma ko faral di waxee campagne yu gerte dañ koy waajal. te gerte xaalis su bëri la laaj. su amee lu sooxe tuuti rek béykat yi duñ koy yëg waaye ñi ngi xam ni rek itam souvent. li tax cours mondiaux yi di daanu bitim réew saa ñu waxee Sénégal mu ngi dugal gertam ci biir marché bi rek su dee annoncé nañu un grand tonnage souvent tendance cours mondiaux yi day baissé waaye nag ñoom suñu jëndee suñu dencee bu mois de février mars cours yi dañuy yéegaat suñu yéegaatee nu mun a aligné wu mun a jaay seen gerte mun a jaay li ñu fay jënd yóbbu. man li ma gën a gëm. te yaakaar ni moo gën ci réew mi moo di gerte Sénégal. nañ fexe di ko transformer fii ci Sénégal. Sénégalais yi di ko lekk. Sénégalais yi di ko jëfandikoo. et béykatu Sénégal itam nañu góorgóorlu di lëkkaloog ñoo xam ne ñii ñooy nal gerte gi di ko yóbbu wala ñooy jël gerte gi. di ko yóbbu di am ak ñoom ay contrat ak ñoom contrat de vente yoo xam ni wóor na leen ni quel que soit alpha lu ñu produire nit boo xaatim ak ñoom déggoo boo xam ni li nga béy. xam naa fi ma koy jaayee. xam naa ki ma koy jaay dina yombal mbir mi. dina noppal nguur gi. mais nag li ñu béy dafa bëri de sëñ Ba 1 million de tonnes dafa bëri. 1 million 400 bu ñu ko fi maafee. dafa bëri tension yi yokku de. dafa bëri mais maafe bii du yokk tension au contraire day baaxal ci nit parce que gerte du maafe rek lañ ci mën a def. ñu ciy def maafe mun nañ ci def diwlin. mun nañ ci def. chocolat. mun nañ ci def lu bëri. dëgg la mun nañ ci def saabu. et que gerte réew mi suñ ko dee transformé. jox nit ñi di lekk diwlin bi. moo gën diwlin bi suma mbokk yi di jëlee bitim réew di ñu ko indi di ñu ko jaay. moo gën a baax suñu wér-gu-yaram. très bien moom moo gën a méngóog suñu bëgg-bëgg. tekki itam maanaam dara duñ ko sànni ci gerte. muy xollit bi. muy kemb gi. muy lépp boo demee tey bañ a sit xollitu gerte yàqatu fa xollit yi dañ koy jaay. kemb gi dañ koy jaay. laxit yi duñ koy jaay écart de tirage yi dañ koy jaay. kon nag amul lenn lu ñu yóbbu ci gerte. kon nag suñu góorgóorloo ba am tonnage mel ni. nguur yi def ay effort di gunge béykat yi. jëndaat Sonacos pour delloo ko askan wi. man keroog demoon naa seen dëkk. ne woon naa usine bii ngeen am de li ngeen jóor ci gerte mënu ko nal. kon nag li ngeen góor ci fexe leen. ba nga xam ne tey ni ngeen am ay machines yoo xam ni. war nañu mën a nal gerte gi ngeen jënd. kon nag
ñoom seen bopp tout comme que nguur gi jëlaat na ko dugalaat na ci loxo waxoon naa ko seen biir usine dans yu mu tudd kii moo nekkoon kii moo fa nekkoon. Jógul. ak waa banque islamique. heureusement dégg nañu suñu wax waaye nañu góorgóorlu itam privé yi fi ne. yu mel ni waaw yu mel ni Copéol te lëkkaloog béykat yi di leen jàppal itam nguur gi bàcc ñoom xel. bàcc ñoom xel xam nañ ay acteurs yu déterminants lañ. Copéga aussi Habib. bu njëkk bu mu ne tey bañ a seen dégg naa gis naa lu mu fay def. mu ngi jàppale ay béykat. ci engrais mu ngi jàppale ay béykat ci semence. et que man maa ngi ñaax nguur gi itam nañu baaxel nii ci factures yooyu ñuy indi. nañu jàpp ni du opérateur yi rek ñoo ci am waaye ñun béykat yi am nañ ci lu takku loo xam ne lii. ñun la war a jëm te suñ ko jotee war nañ mën a jënd gerte gi ñu joxe jiw. ngir bu ëllëgee ñu mun ko delloo ci suuf si. war nañ mën a jàppale ci gerte gi ñu jëlee ci àll bi ngir mun a bokk ci opération Carré Usine. waaye ba tey itam facture itam ñu ngi en souffrance. may laaj Omar nan la war a def. ak Mayer suñu mbokk suñu xarit Pape Abdoulaye Seck ba situation bi décanté wu au niveau du ministère des finances kooku itam dina tax xaalisam dina tax mbootaay yi dund dina tax gerte gi cooli wàññeeku. jërëjëf Ba sëñ Thiam ci wàllu ndax ni ngeen ko waxee quand même l'idéal c'est que lépp yam suñu biir waaye il faut ñu wàññi wuute yi ay wuute bu amee rek dafay dàq yu bari moi je pense que ay opportunité teew na nawet baax na gerte bari na mais luñ ci teg rek dem mais bu fekkee dañuy indi ay wuute ci taabal ji teg Sénégal nag loolu suñu cat de sëñ Thiam acteurs yi xëy na lu ñu gën di yëgoo rek yenn kat yi xëy na dañu yëgoo. ute amu ci c'est-à-dire que li ñu war a wax mooy suñu jotaay bi li ko wundu mooy njëriñ baykat. seet ban solution la ñu war a mun a teg baykat am njëriñ du huilier du opérateur du exportateur baykat moo ñu fi dajale. ban solution la ñu war a mun a teg pour baykat jot boppam. yaakaar naa ne ci loolu ngay dox. président de la république ci loolu lay dox. kon lépp loo xam ne dañ ko xam ñu gis ko luy nasaxal baykat. dañ ciy taxaw te dañ koy wax. bien sûr. ko bëggut a dégg nag moom mooy saa dégg di nga jóg suñu jot. loolu laa wax dama ne man Saalum laa dëkk Saalum laa nekk Saalum laay liggéeyee. la fa xew xanaa war naa ko mun a xam. je suis le président d'un collectif boo xam ne dafa nekk ci filière bi am ci solo xanaa au moins sax war naa mun a am information. le Copéga c'est dans tout le Sénégal. je dis et je réitère maa ngi koy wax fii point de collecte su doxul ku jënd gerte jënde ko prix officiel ça que je dis. ku ko mun a vérifier na nga wax leneen mais c'est vérifiable. suñu baykat yi mën nañ ko waxal seen bopp. c'est ça que je dis. kon da ngay ñaan ca kaw la xëy na ñu daal fay tabax ñu taxawal fa point yooyu. non c'est-à-dire que problème bi mooy gerte. su concurrence duggee même point de collecte su doxul ñun bi ñu jaay gerte gi 300 point de collecte yi doxul. bi ñu jënd gerte gi 300 point de collecte doxul. kon nangu nga ni bari waay bi moo indi yooyu ngay wax. bari na mais c'est-à-dire que problème bi mooy acteurs yëpp suñ duggul. moom wax na ko Sonacos rek su fi nekkee di jënd gerte. dans une cadence. Copéol am na lu mu contractualisé ak ay nit moom lay jël. waaw mi ngi dem à petit pas. c'est-à-dire que Sonacos moo fi nekk di jënd loo xam ne aussi lu am solo la. moo tax il a 700 camions. devant mais su fekkoon ne acteurs yi am na conditions yu réunir na ba opérateurs yi exportateurs yi dugg nañ. loolu du am. waaye dina gën a yombal yëf yi. mais yan condition moo tax. mais loolu du am conditions yi saa dama ne gis nga mbir su fekkee ne dafay dox. danga koy accélérer. mais su fekkee ne mbir yi dafay dox nga ñëw nga bloqué ko. li ñuy bloqué nañ ko wax taxi yi daf ñuy bloqué daf ñu freiné. malgré yi ñu wàcc bërki démb. wàccee nañ ko déglu ma loolu bërki démb la. mais c'est-à-dire que problème bi mooy gis nga ñun dañu am ay partenaires yoo xam ne suñu relation de confiance état moo koy garanti. man su ma amee sama client boo xam ne il est de l'autre côté mu mun maa jox xaalis boo xam ne danaa ci mun a jënd gerte sur la base de la confiance. c'est parce que suñu état moo ko garanti. moo libéraliser moo teg ay mécanismes yoo xam ne mën nga jënd gerte yóbbu ko. du am benn problème. mais su ci amee ay gàllankoor boobaa aussi moom aussi dina. mais concrètement lan mooy seen doléance yéen Copéga lan ngeen bu ko defee. xam nga ñun on n'est pas comme les huiliers parce que les huiliers sont subventionnés les autres structures sont subventionnées. nous ne sommes pas subventionnés. ñun suñuy jënd gerte kenn subventionné wuñu même prix officiel bi 210 suñ koy jënd amu ci benn subvention bu ci état di def. da ngeen bëgg subvention. écoutez xam nga contexte su ñëwee problème su ñëwee nañ ci waxtaan parce que moom dem na def tournée. gis na li xew ci àll bi. yaakaar naa ne waroon na mun a ñëw ñu oote ñu seet lan gis ci àll bi ak yan problème moo ci nekk ak yan solution la ñu war a mën a proposer. ba tey waxagoo ko de doléance yi. on demande pas de subvention. ñun. dañ nekk ay acteurs yi nga xam ne aussi dañuy def suñu poste di dimbale baykat pour mu am gerte.
ñun on a contractualisé jusqu'à hauteur de 240 000 tonnes. yoo xam ne dañ dimbale béykat pour béykat yi béyee ñu dugg ci ñoom. ci production ren bi. waaw am na pour solo denc ko pour su ëllëgee ñu mun a joxe semence. parce que dañu war a mun a dimbale état ci li muy joxe. parce que béykat ki nga xam ne moo nekk ci wetam war a ko mun a dimbale. très bien am na solo defe naa lu ñu ci yokk rek di ngeen jubóo léegi ak état man je pense que ki amul fi mu fanaan ak ki ragal ci néeg bi moom sëñ Ousmane Ndiaye ci téléphone bi moom it bëgg rek indi ci waxtaan wi sëñ Ndiaye. oui El Hadj Assane. ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar. yow. ñu ngi rafetlu émission bi El Hadj Assane. jërëjëf da nga yëngu ci mbay mi. waaw maa ngi yëngu ci mbay mi. maa ngi dëkk Saloum. waay. man daal gis naa lenn El Hadj Assane. dama yaakaar na baykat bépp ba mu amee intermédiaire. la baykat sonn. parce que man damay bay dama dëkk Saloum di bay. dama daan gis traite taxaw. ñu génne xaalis bi weesu ñu xam ne traite taxaw na nga jaay sa gerte ñu fay la nga dem ba nawet jeex ba nawet ñu jox la retourné nga dem fayee ko retourné mu nekk beneen traite encore bon léegi li ma gis mooy. man Saloum laa jógee barki démb ñu ngi bay suñu gerte yi tugal ko ci si néeg yi suñu dëkk dafa lakk mboolem li ñu bayoon dafa lakk parce que amuñu kuñ ko jaay dëkk ba dafa lakk. bon baykat bi sonn ci àll bi di bay ba nawet wàcc. période war a taxaw nga war a jaay si gerte am na ñoo xam ne laaj yoo xam ne mënuñu xaar. parce que boo bayee ji loolu nga yaakaar ñenn ñi dañuy leb bay ñenn dañuy leb jiwu ñenn ñi dañuy jël surtout boo xam ne dañ koy fay. ne ko su nawet wàccee suñu basi farmanko yee xam nga xam nga farmanko ma fay la weer ma fay la li ma la bindee woon. léegi kooku taxawu la xam nga kooku mënul xaar. di wax naan traite bi taxaw na fii taxaw na fële taxaw na fële baykat boo bëgg a dimbale bu traite taxawee. état da ciy dugal loxoom ñu financé ñu xam ne traite taxaw na ñu jënd gerte gi parce que am na ñëpp mënuñu xaar. lii mooy suñu problème. foofu ci Saloum dañuy bay suñu gerte yi. amuñu ko ñu ko jaay mënuñu ko jaay. parce que gerte yaa ngi ci àll boo demee Saloum bi li may wax ni barki démb suñu dëkk dafa lakk mais gerte yëpp a lakk mboolem li ñu bayoon dafa lakk. ban dëkk la parce que amuñu ko ñu ko jaay. allo sëñ Ndiaye. oui. nga ne ban dëkk la foofu bi nga wax noonu. boobu Kër Ali Maram. Kër Ali Maram. boo demee ba Maabo boo demee ba Mbirkilaan nga jàpp dem Kër Ali Maram. da nga xam li ma lay wax li ma lay wax. dëkk ba dafa lakk parce que gerte yëpp dañ koy limé ci kër gi ngooñ ñi lakk gerte gi lakk parce que gerte yi amuñu ko ñu ko jaay. lii mooy suñu problème. dafa lakk maanaam incendie dafa am kër gee lakk. dëkk baa lakk ba jeex. dëkk baa lakk waaw c'est juste pour état bi dégg ko bu dee laaj na taxaw ñu jot nañ fa ñëw buñ fa ñëwul ñu def lu ni mel. loolu day li ma lay wax que lu leer boo demee ba Mbirkilaan nga dem ba dëkk ba dafa lakk ba jeex tak boo leen gerte yi ñu bayoon. boo ko demee El Hadj Assane sa yaram dafay daw. te gerte gi malgré li ko lakk bu fekkoon ne waxtu wañ ko doon jaay nañ ko gerte gi du lakk. mën naa am waaw jërëjëf Ndiaye jërëjëf monsieur le directeur. waaw ñu ngi mastaw spectateur bi. ci leen jot a dal nii. vraiment lu métti la mais ñu ngi leen ci mastaw bu baax. di wax ne. mais ñooñu laaj na taxaw spécial quand même parce que comme c'est dans le cadre de la campagne ab dëkk bu ñu nee bayoon nañu mu lakk kooku moom état bi vraiment ca xam naa ni sëñ Seck xëy na dina ci bàyyi xel monsieur le ministre de l'agriculture. waaw yaakaar naa ne gouvernement bi ñu ngi si émission bi ñu ngi koy déglu. donc li ci war incha allah. danañ ko def. li nga xam ne daal mën nañ ko noter mooy li jëm ci financement bi je pense que. ñu ngi koy wax financement yi wax nañ ko factures yi interpellé nañ la ci. surtout baykat yi ci lay ñëw. donc financement campagne bi bu ñu xoolee balaa ñuy démarrer campagne bi amoon na 6 milliards yoo xam ne gouvernement bi dugaloon na ko ñu dem ba ci biir huiliers yi nga xam ne dañ leen joxoon seen protocole yi nga xam ne dañ 4 milliards 9 jëndee nañ ko. semaine bi jéene nañu 4 milliards donc ñu ngi ci nekk di liggéey pour que ñëpp mën a jot li nga xam ne moom mooy dox seen BNDE aussi banque yoo xam ne CNCA am na xaalis bu mu ciy dugal aussi di ko am na BNDE mu ngi ciy dugal xaalis BNDE du rek Sonacos am na léegi 10 milliards 8 milliards yoo xam ne jox na ko opérateurs yi financé na ko opérateurs yi donc pour dire que ne état bi mu ngi def mën ci campagne pour que vraiment ñu mën a fay financement bi li ñuy wax rek benn élément ba nga xam ne tamit nit dañ ko dal bàyyi xel parce que état bi du xaalis bu ñuy jénne rek ni muy financer campagne dafa bëri façon taxe bu ñu suspendre xaalis la boo xam ne état bi da ko ciy dugal subvention bu ñuy wax dañ koy jox huiliers yi
rien que rek ñu ngi wax 150 000 tonnes la woon 150 000 ñu egg ba doublé ko mu toll ak 300 000 tonnes moom fekk day fekkee réunion yi nga xam ne état bi dañ koy def noonu mu xam ne ñaata milliards mu toll ak pratiquement bu ñu calculer li nga xam ne état bi bàyyi na ko wala dugalaat na ko ci subvention war na tollaat du toll ak 20 milliards loo xam ne dugalaat na ko comme supplémentaire. bu ñu demee ba xam ne campagne bi production bi bëri na te loo xam ne ay mesures supplémentaires la pour ñu mën a prendre en charge préoccupation donc loolu day wane ne rek. ñu ngi ciy bàyyi xel. très bien. léegi ñoom opérateurs yi parce que ñu ngi lay interpeller par rapport ak ñoom bu ngeen gënoon mën a jox bopp ñoom it parce que ni ñu ko waxee wàll yi ko seq yëpp bu ci kenn disparaîtrewul déséquilibre du am. mais moo tax ñu jëndee taxe bi. fu mu toll nii xam nga sànq ba la yaa ngi ko laaj lan mooy IBI mais moom taxe bi la doon wax te taxe bi jëndee nañ ko. donc fu mu toll nii ñun ak ñoom jubóo nañu. mais taxe bi c'est un événement c'est récent. yaakaar naa ne ñun ak ñoom jubóo nañu. ñoom taxe bi moo doon seen taay. loolu lañ doon wax. te tey jii taxe bi ñun état bi jénne na ko pour que ñoom tamit ñu mën a jël seen bopp ci campagne bi donc huiliers yi dañ doon laaj ñu yokkal leen am na yeneen paramètres yoo xam dañ ko doon laaj ci protocole état huilier bi ñu ngi nii ñoom ñëpp d'accord nañu ci protocole yooyu yëpp donc waaw dugg na béykat yi tamit gis nañu seen bopp ci campagne bi parce que ñun 187 francs la woon état bi yokk ko ba 210 francs subventionné ko pour que ñu mën a gis maanaam semence yi ñu joxe pour facture yi waaw facture yi loolu laay wax nii ñu ngi nii actuellement di ko fay semaine bii rek dugal nañ 4 milliards te semaine bii di ñëw yaakaar naa ne dina am loo xam ne dañ ko defaat pour que ñu mën a mën leen fay mën leen gën a dooleel banque yi pour ñu mën a dugg ci jàpp naa ni itam li am solo moo di banque yi fi ne di banque commerciale yi fi ne nguur gi di leen a war a forcer pour ñu dugal seen loxo ci mbéy mi parce que suñu dee dund di am bénéfice yu bëri am na lu ci ëpp solo béykat yi ñoo ko fa dugal dëgg la ñiy jaay carte téléphone itam war nañ ci def dara parce que béykat yi lu ñu jënd ci crédit bëri na maanaam kër yi def bénéfice yëpp daal kër yi def bénéfice yëpp nguur gi en tant que régulateur te jàpp ni mbéy mooy war a yóbbu Sénégal kanam war na leen forcer pour ñu dugal ci seen loxo au lieu ñu ma am ay bénéfice di ko exporter parce que béykat yi bokk nañ ci lii tax seen kër yi dund kon nag man yaakaar naa ni ñuy jaay lépp loo xam ne lii tey nit ñi dinañ ko jëfandikoo surtout banque commerciale yi fi ne gannaaw CNSAS yoo xam ne ñi maa ngi leen di gërëm di leen sant ñoom rek ñooy nangoo dugal seen loxo ci mbéy mi baal ma rek bañ jee tudd kenn nooy bañ ak kalaame suba bala ñu kalaame moom ci yoon mais xam na ñi fi def bénéfice xam nañu leen waaw GFM moom tolloogu foofu muñal mais jàpp naa ni daal ñoom it war nañu dugal seen loxo ci mbéy parce que ci li béykat yi dugal ci seen koom-koom ngir ñu naat bëri na état da ko waroon muulaale état bi daf ko leen war a PSE bi da ko ci waroon muulaale da ko ci war a muulaale waaw et que soo gisee nit ñi di rëccu ristourne moo fi amoon gerte gi ñu ngi ko doon jëndee jamono ñuy dafa changé nguur gi dafa génne loo xam ci mbéy mi ne béykat yi ak industriels yi demal leen seen bopp ñu am interprofession bu ñu bokk di diisoo di waxtaan di jàpp ni gerte gi war naa mën a jaar lii suñ ko jëndee lii nu mun ko yóbbu ci bërëb sàngam waaye bërëb bi ñu ko yóbbu itam nañu góorgóorlu ba nga xam ne tey su fa béykat yi indee seen gerte wala ñu fay jëlee gerte gi ci béykat yi yóbbu leen fa nañu def nu ñu sart woon ak ñoom sart bi moo di oto bu warul def 3 jours usine dafa war a wàccee gerte gi dem fay pour nit mun a am xaalis mën a jënd gerte béykat loolu yëpp nag bokk ay tolof yoo xam ne ñu ngi koy dund moo tax ni campagne bi gàll góosee tax ni béykat yi yenn saa yi ñu yuuxu parce que seen waxtu wu ñu waroon jaay gerte gi jënd nañ ko jaayuñ ko fu ñu ko dee jaay itam gisuñ ko dëgg la très bien laata ñuy jox ku nekk kàddu gu mujj gi benn poñ rek ci wàllu wér-gu-yaram mu consommateur également parce que keroog dama dégg ci rajo RFM dafa naa monsieur le directeur suma juumul wala kenn ci kilifay mbay mi ci wàllu aflatoxine bi ñu ne way Union européenne aflatoxine moo tax jëndatul ñu ne way ñu ngi def ay effort pour wàññi teneur bi mais nan na ko wàññil ñu nit parce que Union européenne ñun ay nit lañ ne ñooma xëy na ñoom ñooy jënd waaye ñun tamit ñooy gën a consommer gerte gi fi Sénégal j'espère que bi ñuy consommer fii ci miim réew teneur bi wàññeeku na yéen tamit diw ngeen di jaay Sonacos il faut que nit ñi am ci assurance ñu bañ rek di xool en terme de rentrée financière. waaw ci loolu dafa vraiment am na ay wax yu bëri ci jóg je pense que am na sax yoo xam ne bind nañ ko ci. Union européenne musul interdire gerte Sénégal. il faut que mu leer. marché boo ciy dugg da ngay am norme yi nga war a respecter pour mun fa dugg.
nit ki mooy ne man lii laa bëgg pays bi bu nekk mooy ne man lii laa bëgg ci gerte gi mel lii laa bëgg gerte gi mel lii laa bëgg meew moom ñii di exporter xool produit boo xam ne correspondre na critère boobu pour que ñu mën a rester ñoom ñu ngi nii exportateur chaque fois bu ñuy def exportation produit bi analyse yëpp dañ koy def ba am si ñuy wax certification phytosanitaire bu correspondre ak daaw 215 000 tonnes exporté nañ ko ci boo xoolee année yële passé 315 000 tonnes exporté nañ mais am na dëkk daaw ci ak li ñu jot a yóbbu yëpp am na ñu dem ay Angleterre am na ñu dem ñoo xam ne dugg nañu Europe donc loolu du loo xam ne am na interdiction musul am interdiction ay normes la ñu war a respecter ci biir réew bi nag aflatoxine dañ koy faral di wax donc nit yi constaté nañ ko wax nañ mais am na ay matuwaay yoo xam ne jël nañ ko ñi di ci liggéey pour que li nga xam ne dañ koy consommer ci biir réew mi aflatoxine bi wàññeeku donc boo xoolee ITA développé na pour que mun mën a wàññi teneur bi am na produit bu ñuy wax save boo xam ne ba benn am na benn filiale ba nga xam ne bu filiale Sodefitex la Bamtare am na accréditation pour mun ko produire fii ci Sénégal di koy pour ñu koy mën a ko utiliser daaw rek jaay nañu toll ak 200 même ñun def nañ ko. donc loolu. ñu ngi fii di ko liggéey pour que Sénégalais aussi lu ñuy consommer. teneur bi nga xam ne aflatoxine wàññi. du aflatoxine lu ci bëri. ni ñuy conserver produit yi ci lay faral di champignon la rek. bu ñu développé dafa ay mycotoxines yoo xam da koy dégager. mais ni ñu koy conserver ak ni ñu koy téye ak ñu ne ci lay développé mais du loo xam ne. day jóge ca tool ba rek ñu ne voilà gerte Sénégal noonu la mel gerte Sénégal mel noonu. donc am na loolu teneur la rek. te am na liggéey yoo xam ne ñu ngi ko ci def organisation de producteurs yi. am na bu ñuy def seen contractualisation. ñu ngi koy utiliser pour que vraiment. merci monsieur le directeur xam naa kàddu yu mujj yi par rapport ak émission beeg li des ci campagne bi. waaw li ñu ciy wax rek mooy di jaajëfal acteurs yi yëpp. di jaajëfal acteurs yëpp parce que xam nañ ne campagne bi ku nekk nga ci def sa doole ku nekk nga ci def lu mën pour que lépp jëm ko am mais aussi di remercier président de la République ci effort yu mu def ak li nga xam ne jëpp def na ko ci accompagner béykat yi ci ñu xam ne production bi pour que production bi ñu mën ko jënd. ñuy remercier aussi ministre de l'agriculture donc suñu il faut ba nga xam ne. chaque fois muy woote acteurs yi di def concertation di recueillir li nga xam ne ina pour mën ko jégal ci kaw pour que ñu mën ko et di fàttali nit yi ne campagne bi. yemul ci benn weer rek. wala ci ñaari weer rek dañu ne 1er avril nañ koy ibbi. 1er décembre 31 avril ñu def première break bu ñu paree bu ñu joxee jiw yi ba pare am na deuxième partie boo xam ne moom la ñu ibbi pour que li nga xam ne desoon na fi huile jël exportation bi mën a dem donc campagne bi suñu xoolee pratiquement si presque à part période bi ñuy séddale jiw nit yi dañuy continuer di def commercialisation gerte gi nag bëri na ba ñëpp bëgg a jaayee ndoor ci benn waxtu donc acteurs yëpp nga ci mais ñu ngi wax ni rek ne incha allah lépp li nga xam ne gis nañ ko ci ñu ngi ci travail acteurs yi. pour que li nga xam ne béykat yi bëgg nañ ko mooy gerte gi gën a gaaw jóge seen loxo. muy jar incha allah ñu taxaw yàlla na ko yàlla def en tout cas ñu ngi sant borom bi ndax mu ne fi moo gën ñu doon wax tey ay maral ak taw na ak tawul kon sant yàlla sëñ Thiam. waaw kàddu bu mujj bi mooy sant gërëm te di ñaan parce que waxtu bi yaakaar naa ne ñaan la béykat gën a soxla. ñaan li nga xam ne moom fi doon am daaw ak daaw jéeg yàlla andiwaat ko mooy acteur bi nga xam ne aussi mooy exportateur yi ñu mën a dugg ci campagne bi mën a dugal seen loxo pour béykat mën a retrouver dignité am loolu ñu ngi koy ñaan yàlla ci organisation état aussi te ñu ngi ñaan aussi président de la république sur le plan diplomatique mun na wax ak beneen partenaire pour mun a andi ay yombal loolu président am na prérogative yooyu mën na ko ci ay naataangoom kon ci loolu la ñuy tëjee di sant gërëm aussi di masu aussi baykat yi ak suñ mbokk mi nga xam ne aussi am na ay lakk-lakk foofu ci dëkk bi te loolu lu ko waral ndogal yàlla la te nit day nangu ndogal yàlla waaye ñu ngi koy masawu di ko ñaanal yàlla yal na yàlla puutalal lu ko gën lim ñàkk yàlla xëy na bu mbay mi gënee dox ñoom ñu sax dëkk ci ay kër yoo xam ne c'est en dur buñ tolloo ci jamonoy sedd ak ngelaw àll bi du yombal la loolu commencé woon na baykat yi soo demoon ci àll bi ñu ngi commencé tabax en dur ñu ngi commencé changer mode de vie
parce que dañ daan sawar di bay gerte. parce que xam nañ ne seen njëriñ mi ngi ci. très bien parce que gerte. dafa bëri njëriñ. ngooñ mbaag nga décortiquer ko. lépp njëriñ la. comme loolu dynamisme boobu. yal nañ ci yàlla andiwaat. amiin ba nga xam ne baykat bi dana mën a gis boppam ci li muy liggéey ak cawarte li muy liggéey. mu ànd ak Sénégal mu jëm kanam. jërëjëf monsieur Camara ci li ci kanam dégg naa ngeen annoncé sax yeneen machine n'est-ce pas toujours dans le cadre de la transformation ñu ñaan lépp antu fan ngeen ci toll ak kàddu yu mujj yi. jërëjëf El Hadj Assane man gerte comme niñ ko waxee gerte lu am njëriñ la. loolu moo tax industrie arachidière mu ngi samp Sénégal depuis les années 1920. soo seetee ci industrie yi fi njëkk ci suñu réew. industrie huilière ci ñooñu la bokk industrie huilière li mu formé ci ay cadre technique ak PMI PME yi wër ci li koy wër dafa bari parce que gerte lu am solo la acteurs yi ci dugg tamit acteurs yu am solo la yu bari la même sa émission bi woon ne ko mooy presse tamit acteur la ci mbéyu ci filière arachidière parce que communication bi ngeen di def nii dafa am solo mais pour man ce serait dommage que gerte ñu koy béy di jublu rek ci exportation parce que gerte lépp njëriñ la diwlinu gerte à part olive moo gën a baax diwlin yi ngay mës yi ñuy jaay ci marché yi diwlin gerte acide oléique acide gras monoinsaturé pourcentage bi mën na dem ba 70%. soo gisee huile bi ñuy importé bu ñuy naan olive moo gën a baax ci huile yi moom acide gras monoinsaturé mu ngi 80%. te diwlin boobu soo ko lekkee ci maladie yi ñuy wax maladie cardiovasculaire daf la ci téye bu baax. ça veut dire daf lay aar ci maladie cardiovasculaire yi. soo xoolee tourteau bi pratiquement 50% yi protéines. ça veut dire les animaux ils en ont besoin pour fabriquer aliments de bétail. même tourteau bi su seetee gerte bi su boppam su seetee ci même ay bébé mën nga leen jox. mais suñu nekkee di jaay gerte li gën a baax ñu jaay ko li gën a bon ñu bàyyi ko fii ay industrie suñu fi amulee loolu musiba la ndaxte diwlin gi ñuy sàggal il faut que ñu mën ko raffiner tamit tourteau bi fii des il faut que ñu mën a dindi aflatoxine bi bala ñu koy jox animaux yi donc man daal li ma xalaat mooy muy exportateur muy industrie il faut que ñun ñëpp ñu bàyyante xel parce que gerte gi su baree rek ñëpp xëj nañ ci te mu waruñu bàyyi jaay gerte béy gerte di importer diwlin di ko diwlin bu gën a bon diwlin gerte di ko lekk ci réew mi donc je pense que transformation gerte dañ ko war a gën a encourager industrie yi dañ leen war a gën a téyel loolu mooy sama xalaat jërëjëf Camara merci Assane di gërëm TFM ci boole CNCR ci liggéey bi parce que CNCR itam kuréelu béykat la ay béykat yi bëri yow bokk di profité wala di nuyu sama président Nazirou Sall itam di nuyuwaale président Asprodep Babacar ak technicien maanaam Ousmane Ndiaye di dox contractualisation bi organisation de producteurs yi ama COPEOL tax na tey béykat yi bokk suñu groupe suñu mbootaay ñu ngi liggéey bu am solo ci wàllu gerte gi di ñaax sama mbokki béykat yi itam nañu góorgóorlu di kuréelu wala kuréel gu ñu bokk kuréel yi fi am ñu jéem caa sóobu di ànd ak ñoom di liggéey di fexe di jokkaloog ñi nal gerte ak ñi ko yóbbu bitim réew ngir ñu xaatim ak ñoom déggoo ngir noppal nguur gi noppal seen bopp ci yu bëri parce que koo xaatim déggoo rek jàpp ne lépp loo fa jëlee ci tool yi dina ko jënd te dina ci def li ci war di profité itam di sant nguur gi quoi qu'on dise parce que ñoom it am nañ benn seen wàll ci waar wi ba nga xam ne tey jëndaat nañu Sonacos yombal nañu yenn mbir yi pour ñu fex itam ba xaalis bi na gën a bëri te bar ngir béykat yi ji seen bopp ci traite bi di leen fàttali itam di leen invité profité sa antenne di leen invité pour ñu fekkee suma assemblée générale bi ma am le 30 janvier jox naa ministre délégué invitation jox naa professeur docteur Pape Abdoulaye Sy invitation yaakaar naa ni bu keroogee dina fa fekkee ñu fekkee déglu mbokki béykat yi ñu xam lu xew ci àll bi xam lu xew cadre de conservation du producteur d'arachide xam lu xew CNCR. très bien di leen gërëm nag di leen sant bu baax
baax a baax ci li ñu may. macha allah jërëjëf mbirum de mi jërëjëf sëñ Sidi Ba bu CNCR nag xam naa ni di ngeen fay service commercial bi daanaka fa jaar. amul problème monsieur le ministre de l' agriculture dégg na sa invitation ab sekkeen la da ngeen koy defal mbaxalu Saloum wala dara rek. dañ ko defal mbaxalu Saloum maa ngi gërëm bu baax directeur de l' agriculture Oumar Sané jërëjëf yi tey bari na waaye ni ma ko waxee saa su ne ca li mu am solo kilifa yi nga xam ne ñoo war a wax ca xam bu ñuy wax rek nit ñi gindi ko gën a am bu ko defee ak wuute ak umpule fu umpule dandoo rek jàmm am monsieur Habib Thiam président COPEGA jërëjëf sëñ Thiam ñu ngi lay gërëm di gërëm monsieur Boulaye Dado Camara mooy directeur des opérations bu Sonacos di ziar bu baax sama xarit seen njiit directeur général Pape Diaye maa ngi koy ziar di la gërëm sëñ Ba gërëm toute la régie Vieux Diouf moo fu féete woon ak Tunkara naka noonu Abdourahmane ci wàllu son waaye caméraman yi Alioune Diagne Aba maa ngi lay ziar di la gërëm bu baax Dout Sow la réalisateur ak mbokk yi Apa ak Apulaay jërëjëf ñu ngi leen di gërëm ba alxames ak jàmm incha allah